ne liggéey bi nga xam ne tamit Revocap mu ngi koy def ba mbas mi duggee suñu réew ba léegi benn activité vraiment ump ñu bëggoon ñu xam lan moo tax nga am initiative boobu Revocap bi. waaw soxna Ramata ñu ngi lay nuyuwaat di la gërëm aussi ci opportunité bi nga ñu may ñu war a mën a jàkkaarloo ak sénégalais yi waxtaan ak ñoom ci liggéey bi ñu nekk muy sensibilisation bi ak gën leen ñaax ñu bàyyi xel li nga xam ne mooy mbas mi di leen féliciter aussi ci mbas mi gis nañu ni bi ngeen jàppee ba léegi bàyyiwu leen donc commençant ci yéen ba ci seen reporter yeeg ñi nga xam ne ñu ngi ci publicité yi donc ci approche communautaire bi télévision daf ci am rôle bu muy jouer parce que moo nekk ci kër yëpp ak ci néeg yëpp ak fépp donc gis nañ seen taxawaay donc li sabab yëf yi ñu jël initiative bi mu ngi jóge ci suñu kilifa ñu nuyu ko remercier ko muy le président Abdourahmane Sow mi nga xam ne moo jiite COS M23 mu nekk benn initiative citoyenne boo xam ni dafa nekk di yëngu ci wàllu droits humains citoyenneté active bi nga xam ni nag bu fekkee coow dafa am ci dëkk bi ñu ne ressources minières yi am na problème dañuy jóg wax bu fekkente ne droits humains am na kuñ ne àqam ak yelleefam kii nañ ko dañuy jóg taxaw waaye biñ demee nag ba nga xam ne nee nañu mbasa ngi dugg muy virus muy loo xam ne bu ñëwee day faat yaakaar naa ne fii la ñu war a gën a mën a wane suñu taxawaay c'est le président Abdourahmane Sow ne ma Abou dama bëggoon ngeen xalaat lan ngeen di teg pour nu ñuy mën a dimbalee askan wi taxawu leen ci loolu moom le président Abdourahmane mu orienté ñu ci le professeur Moussa Seydi ñu dem maladie infectieuse ci boobu xat-xat yooyu mu expliqué ñu laaj ko lii xew nii yéen ñi nga xam ne yéenay kër docteur yéen ñi nga xam ne yéenay scientifique yi yéen ñi nga xam ne yéen le président di déglu yéen la kilifa yi di déglu ban taxawaay lañ ci mën a am mu ne ñu taxawaay bi ñu soxla mooy li ëpp ci xeex bi mooy askan wi ñoo ko moom mooy approche communautaire parce que prise en charge médicale bu fa malade bi yegsee rek médecin bi moo exposé wu maintenant ndax xeexu épidémie wala pandémie li ci ëpp doole mooy prévention bii nag mooy dem wax ak askan wi ñu respecter mesures barrières yi donc su ngeen ñu jiitoo ci terrain bi jàllale suñu message mën na am du yegg si fii du law bi ñu ko dégloo mu jox ñu orientation yi si la ñu dem bi ñu demee ñu déglu wax ak askan wi gis ni ba tey gis nañu ni askan wi ñu ngi jiix jaaxal ñu ngi am na ñu comprendreul am na ñoo xam mbir mi bett na leen def nañ ñu du feebaru biir réew feebaru bitim réew la si lañ ne nag comme sénégalais yi respecté nañu médecins yi wóolu nañu suñu médecins yi am na fu ñu leen teg ñu ñaan professeur Seydi mu defal ñu benn vidéo wax ak sénégalais yi ne leen Ebola bi fi nekkoon de li tax ñu ñàkk Sénégal ba am ci ndam ñun ñii ñoo ko doon traité te ñoo yor sida bi ñoo yor paludisme bii xew tey muy mbas mi duggagul Sénégal lu bari mais ñu ngi ñaan askan wi ngeen jël mesures yi ndax jot nañu commencé di gis benn ak ñaar bi mu ñu defalee vidéo boobu nag sénégalais yu bari découvrir professeur Moussa Seydi seen xel dal ci scientifique yi si la ñu am l'adhésion nag des citoyens ñu teg la plateforme citoyenne tuddee ko Revocap ñu ne dañuy ñëw mu appuyer le corps docteurs yi parce que ñoom rek doyuñu faw ñu appuyer leen looloo tax ñu tuddee ko réseau communautaire des volontaires communautaires en appui au personnel sanitaire biñ ko tegee nag ci biir groupe bi yàlla dogal mu am ay xale ñu xereñ ñu nekk ci biir muy plateforme multi acteur ñu defar ay pôle biñ ko tegee ñu jël lépp luy sensibilisation dénk ko honorable député Marème Soda Ndiaye yàlla dogal xelam màcc ci santé de géographie mu nekk aussi pencum ndaw réew mi moom it mu xalaat teg ay stratégie bi mu tegee ay stratégie am jox ñu teg beneen commission communication dénk ko Yaay Fatou Sarr Abdourahmane Sow accompagné ko ñu teg beneen commission scientifique professeur Seydi di ko superviser mu am lu mat ay 30 médecins ak ay épidémiologue ay ñu bari ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci loolu ñu daje foofu ci biir groupe boobu ñu créé beneen pôle nag boo xam ne appui conseil boo xam ne képp ku doon kilifa fii ci Sénégal Dioro Ndiaye Fatou Sow Sarr Amadou Tidiane Wane Aïda Mbodj kilifa yooyu yëpp ñu dugal leen fa pour ñu ñuy orienter di ñu conseiller loolu moo indi yëf yi léegi nag ci kaw loolu la Marème Soda Ndiaye déroulé nag ay plan d'action étape bu nekk mu indi benn stratégie ci la ñu tàmbali xeex corona sama gox takkal sa masque une femme un masque di ko déroulé ba tey ñu yegg si moytu ngir mucc. waaw kay moytu ngir mucc bi laa bëggoon nga yegg si léegi parce que gis naa ne ba mbas bi duggee wax dëgg yàlla bàyyiwu leen. da ngeen à tous les niveaux ba yëf yi yégee ba yëf yi wàccee ba yégaat lépp yéen a ngi si jàpp ba askan wi sax gëmul woon sax feebar bi jóg ngeen gi xeexum nu bëggoon nga ñëw si moytu ngir mucc bi. waaw parce que dañu gis fii foofu c'est l'occasion de rendre hommage. À tout le corps sanitaire ak militaires yi ak paramilitaires yi ak commençant par le ministère de la santé monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ak le président de la République parce que gis nañu bi mbas bi di yegsi fi ñu yegsi woon ci nombre de lits dem nañu des milliers léegi fi ñu yegsi woon ci ay centres léegi fi mu ne nii région yëpp foo dem am na centre de traitement donc doon nañ def ay plaidoyer muy métti trop
ñuy jaamarloog ñoom waaye dañuy gis après résultat ba keroog professeur Moussa Seydi ñu di ko sargal inauguré na maladie infectieuse boo xam ne ci àdduna bi fii tey bokk na ci yi gën a xarañ ak yi gën a am ay matériels yu xarala donc ñooñu ñu sargal leen commencé ci prof Seydi ak 19 personnel santé bi donc loolu bi mu amee dañu gis ni xeex corona sama gox la ñu njëkk a def mooy début bi nañu dem ci quartier yi ak ci communes yi ñu mettre en place des comités de lutte pour taxawu ko bi ñu defee xeex corona sama gox mu avancé ñu def une femme un masque ñu gis ni jigéen ñi la ñu war a njëkk protéger parce que dañuy dem marché dañuy dem hôpital dañuy dem fépp si la suñu benn frère Abdou Diallo def ko Pikine ca Croix-Rouge bi ñu jógee ci loolu ñu ñëw defaat beneen opération ñu ne nañu dem dans les quartiers yi nga xam ne c'est des quartiers yoo xam te ni bidonville la concentration bi day metti mbirum jënd masque ak jënd lessive yeeg day metti si la ñu def ay kit sanitaire dem Liberté 6 Baraka dem Cité Bissap dimbalee leen ko bi ñu jógee ci loolu aussi ñu gis amélioration yi ñu digal nit ñi ñu takk seeni masque gis nañ nag sénégalais yëpp nag soobu ci ba ñu dem ba affaire bi def tendance baissière tendance baissière bi nag terewul gars yi bàyyiwuñ équipe bu Marème Soda Ndiaye bi demaat sur le terrain commencé di wax takkal sa masque rester vigilant boobu la ñu nekk nag di ko sensibiliser ba affaire bi di jógaat nag bi mu jógaatee bett ñu si lañ ne nag léegi solution bi mooy moytu ngir mucc parce que ni mu ñëwaatee bett nañu te li muy rey mu ngi bari cas grave yi mu ngi yokku jaaxal na adduna bi lii solution bi mooy moytu ngir mucc parce que ku moytu di nga mucc képp koo xam ne aussi am nga sa imaan aussi waruloo lore mooy c'est-à-dire bu la leeree ni yëg nga ak yëgoo yor nga feebar waroo lor sa morom donc mooy nga mën a dand nit ñi sori nit ñi bi ci topp mooy koo xam ne ni xam yaa ngi jix-jixal xamuloo lu xew nga moytu rek ngir mucc ci yëf yi ndax loo xam ne jaaxal na àdduna jaaxal na puissance internationale yi jaaxal na kilifa aada yi kilifa diine yi moytu ngir mucc mooy solution bi si la ñu lancé loolu biñ ko lancé nag ñu fexe sénégalais bu ci nekk mu mën a taxaw ci moroomu sénégalais wan ko ci kaw loolu gis nañu dem nañu fii Grand Dakar seeti ji ña nga xam ne ni yàlla dafa dogaloon ñu dugg kaso mais bi ñu génnee dañu bëgg a doon ay citoyens actifs ñu seeti leen dem nañu def don de sang keroog sans transfusion dimbali leen ñoom ci période bu toll nii dafa jafe donc si la ñu ànd ak ñoom honorable ak yeneen organisation dem may leen dret donc ci loolu la ñu nekk ñu ngi waajal école yi pour renforcer personnel éducation bi ñu ngi aussi waajal yenn régions yi nga xam ne sori na day jafe ñu am masque yu ñu fa acheminé donc on est en collaboration avec les comités conseils locaux yi nekk ci yenn zones yi comme Kaolack ak ñooroog yenn zone yi di liggéeyandoog ñoom di leen envoyer ay dotation matérielle. D'accord ñu gis leen comme ni nga ko waxee nii rek ça veut dire que yéen vraiment bàyyiwu leen terrain bi comme que yéen bàyyiwu leen terrain bi tey nanga ngeen gisee askan wi par rapport ak seen taxawaay si feebar bi. non feebar bi moom askan wi taxawaay bi xam nga feebar bi li mu ñu indil. mooy jàngat boo xam ne ñun ñëpp dañ ci war a am à l'unanimité mooy que Sénégal askanu Sénégal jot nañu changer seen comportement parce que problème mu mbas bi am na loo xam ne wane na ko mooy problème changement de comportement la parce que askan wi lépp loo xam ne ni misaal la buy wane ni feebar bi existé na wane na ko mooy presque 20 000 personnes yu infecté duñu ay Bujumbura duñu ay Maliens duñu ay Ghanéens ay Sénégalais lañu plus de 500 morts yi am ci cas bi plus di yokk ci kër yi la ñu génn fii la ñu jóge ay sénégalais lañu bu dee ay kilifa yu ràññeeku ci sport bi gis nañu kaaw Pape Diouf bu dee ay kilifa yu wàññeeku ci communication gis nañ fi yeneen cas ay yeneen kilifa yu fi jóge ba ci assemblée nationale sax am na député yoo xam ne ni dal na leen dal na fi ñu ne ancien ministre yi donc pour ñun dal na sax ba dal ay médecins ñu gis lu toll ni xalif général des Mourides nga xam ne moo fi teewal Serigne Touba tey mu ne man damay tëju diir bi pour bañ a lor nit ñi ñu gis église bi fermé église am ñu gis xalif général des Tidianes resté constant boobu ba léegi taxaw ne Tiwaawoon bu ñu tijji benn jàkk du ñu gàmm donc pour ñun misaal yëpp mat na mais li des mooy nit ñi ñoo war a changer seen comportement ba pare ñu jël feebar bi bañ ko def affaire président Macky Sall wala ñu def ko affaire Diouf Sarr parce que mën nga politique ci lépp ba mu des santé ak éducation mën nga werante ci lépp ba mu des santé ak éducation parce que yàlla dafa dogal boo koy jàng 8 ans la sélection bi dafa metti bu ñu paree ngay def spécialisation yeneen 4 ans la waat interne dafa metti ki def 15 ans nag ci benn métier muy professeur muy Diouf Sarr muy professeur docteur Abdoulaye Bousso muy Mamadou Diarra Bèye ñooñu nga xam ni 9 mois gisuñu doom gisuñu jabar gisuñu kenn ñu ngi ci hôpitaux yi respect bi njëkk mooy c'est-à-dire bu ñu la nee defal lii nga def ko parce que nelawuñu lekkuñu naanuñu ngir sauver ñu donc pour man lii ñu lay wax mooy mesure barrière yi mooy li ñu lay jàngal ci kër gi diine moom la sant bu dee l'islam la nee na nga set su dee église aussi daf lay wax ni balaa ngay ñëw saa yoo yeewoo na nga set wicc mooy raxasu moo ngi ci kër gi
boo doxi jee ñëw yi ñuy daan yaree l'éducation de base moom la ñu mbas mi tere d'abord mooy mesure barrière yi bi ci topp dandante ci nit ku ñu yar sax xanaa doo ñooxu nit beneen bi ci topp mooy bu mbir amee jaaxal nit ñi déplacement yu bari yi xanaa nag nit du gàddu dara dem di lori moroomam ci biir kër pour man yooyu ñu war a jàngal mooy changement dafa am exemple bu ci am ki njëkk indi feebar bi Sénégal ñi sénégalais la mais origine français la bi mu yegsee këram bonam sax wàllu ko dëgg la wàllu kenn waaw loolu lan moo ko waral mooy comportement beneen cas bi ñu am bi mu génnee mu tas mu doon cas communautaire loolu lan moo ko indi mooy ki yëg ni feebar na di déplacé wu donc kon comportement yi la ñu war a changer comportement bi ñu war a njëkk a changer mooy c'est-à-dire nit da ngay am confiance ci sa bopp wóolu sa bopp ba pare bañ a wax keneen lu la wóorul médecin yi nga xam ne ñu ngi nekk hôpital ku mel ni professeur Moussa Seydi dem ba jël alal dem ba jël luñ ko may jox ko Sénégal président appuyé ko xanaa yaakaar na ni du lor nit ñi ku mel ni docteur Bousso nga xam ne ni fu ñu jàngee la ñu jàngee ay musulmans bu ñu la nee yemal fii kon pour man nit ñi seen wàll boobu ñoo war a changer seen comportement mën nañ débat ci lépp ba mu des santé parce que ku juddoowul hôpital clinique nga juddoo wala maternité ku ñu musul faj hôpital amul fii Sénégal docteur ku jaaxale sa kër docteur ngay woo muy sëriñ muy général muy président de la République ñu xam ne ni décision yu président di jël sax si ñoom lay jóge donc ni ngay wóoloo médecin ba nekk sa koñ jox ko sa jabar bu fekkee dafa nekk en état ni ngay wóoloo sa waajur bu feebaree jox ko médecin bi noonu nga war a wóoloo médecin bi li mu la digal nii tey moo tax comportement yi dafa laaj ñu taxawaat seetlu ko mooy ñiy liggéey ci loolu jàngalekat yi ñu xoolaat ñu évaluer leen ndax li ñuy jàngale mu ngi doy sëriñu daara yi aussi ndax message yi mu ngi jàll père de famille yi aussi démission bi ñu xool ndax cër ba leen waraan xale bu newul timis ci mbedd di manifester kan moo ko war a téye est-ce que président mooy papaam wala mooy yaayam xale bu war a jàngi 21 heures war na la fekk ci biti ku liggéey ba wàcc 21 heures war na laa fekk ci biti donc loolu yëpp ay comportement la yu ñu war a changer ñu xoolaat daayira yi ndax ñu ngi fay waaraate ñu xoolaat télé yi aussi yan programme la ñuy tegal nit ñi film yi ñu leen di tegal lan lay doon problème bi majeur bi ñu am mooy nit ñi seen wàllu bopp ñoo nanguwul changer seen comportement ci feebar bi après di défier autorité respecte tuñu institution yi foofu la ñu war a nekkaat ci liggéey boobu la ñu war a nekkaat parce que yaakaar naa ni ministère de la santé du moom mooy ministre bi équipe la ak ay fonctionnaires yu nekk ci biir ak ay médecins yu nekk fii l'armée aussi ay nit lañu aussi bu ñu génnee ci biir di taxaw di ñu aar di ñu sécuriser c'est parce que dafa am lu nar a lore noonu nga koy yóbbee guerre muy topp sa sécurité noonu la wàccee ci biti duñu suñu adversaire ñun ñoo war a changer suñu comportement bàyyi débat bi ñi war a élection nañu xaar am nañ 15 jours bu campagne di jub si am nañ temps campagne ñi nga xam ne ni ci leneen la ñu nekk aussi ñu xaar ko fi mu toll ni crise la ñu nekk santé la ñu nekk crise pandémie la ñu nekk pandémie nag médecins yi rek la ñu war a déglu kenn ku si nekk sa biir kër war nga doon sa ministre de la santé bopp di surveiller di veiller kenn ku si nekk sa biir kër war nga doon ministère de l'intérieur sa kër di xool sa njaboot fu ñu nekk ak fu ñu nekkul kenn ku si nekk war nga doon sëñ Muntaxa sa kër di taxaw saxoo masque war nga doon sëñ Mbaye Mansour sa kër di veiller ndax xale yi demuñu fu am rassemblement ak yëpp donc pour man daal nit ñi ñoo war a changer comportement jël combat bi def ko seen combat boobu bañ ko def combat wala nga naan naam ne fa loolu moom dëgg la mais rek temps bi jeex na mais ma bëggoon rek nga sànni ay kàddu si mbirum vaccin bi ndax vaccin bi ñu ngi si wax bu bëri ndax yow lan moo war a nekk tey seen taxawaay si mbirum vaccin bi non mbirum vaccin bi li war a nekk suñu taxawaay dama dégg président de la république mu wax ci lu am solo ci bi muy def déclaration parce que mbirum vaccin bi fii Sénégal ñun dañoo juddu ñoom professeur Seydi ci boppam ne diphtérie dañ ko daan dégg fii mais ñoom bi ñuy ñëw di nekk maladie infectieuse fekk dañ na poliomyélite dafi amoon man daan naa bokk ci volontaires yi daan dem di vacciner yi bañ ko daan vacciner dañ doon dugg ci kër sax ñu dàq ñu tey ñi ma vacciner gis naa ci ñu njaboot macha allah mais yooyu ñu daan wax nañ ko ci peste bi wax ko ci leneen mais gisatoo peste gisatoo leneen paludisme wàññeeku woon na ba déggatoo ko dem nañu ba ngas amatul dem nañu ba yeneen feebar yi hépatite B am na feebar yoo xam ne ni deful bruit mais maladie infectieuse ñu ngi koy gérer tey ñooñu tey ak institut Pasteur bi nga xam ne maladie fièvre jaune fii en Afrique ñoom ñoo ko fi def am institut buy doxal loolu ñu ñëw dëkk boo xam ne yow at bu jot budget vaccin ni mu toll ci àdduna dañ la wax ni mat na budget wu dëkk wala budget wu Afrique adduna bi ñi nga xam ne dañoo am doole sax ñoom benn moment ñu ngi am problème pour am yenn vaccin yi ñu ngi xëccoo vaccin yow fii sa réew li la sauvé ci feebar yeeg épidémie yi mooy vaccin pour man ñëpp dañu war a déglu infectiologue yi ak virologue yi may ñaan li président wax ci laa ànd mooy képp ku ci génnati te fekk bokkoo ci corps boobu bokkoo ci ñuy saytu bokkoo ci ñoom Mamadou Ndiaye ñi nga am ñoo yor prévention bokkoo ci ñi waa SNEIPS yi ñu woo la laaj la li nga wax foo ko teg parce que kenn ku nekk tey yaa war a jàllale message yu ñooñu yaakaar naa ni ñooñu bu fekkee dafa am luy lore duñ si ñoom lay njëkkee parce que tamit mënuñu yor sa santé boobu ba léegi ba ñu placer le 2e ci ñi gën seen système sanitaire
ba ñu placé la ba Sénégal tey ñaata nit 90% yi ci biti fii la ñuy defee seen spécialisation depuis 1917 lañ am faculté médecine xanaa du ñooñu la ñuy jàngal lu baax ak lu baaxul ñu bàyyi wax jooju vaccin bi nag taxawaay bi ñu ci war a mën a am mooy taxawaay bañ ca amoon mooy taxawaay bi ñu nekkoon ci début bi di wax nit ñi que nañu fagaru nañu teg loo xam ne immunité collective bi gën a wóor mooy ñu vacciner 60%. kon ñun nag vaccin boobu ñu ngi koy waajal am nañ commission scientifique médecin yaa ngi fa ñiy def santé communautaire a ngi fa ñoom honorable député ñu ngi gérer ñi nga xam ne ñoo yor opération ak communication bi donc buñ ci yegsee daañu leen jiitu ci terrain bi mais en premier lieu dañuy wax rek que ni waxi santé bokkul ak débat politique ndax dafa am ña jàngi woon mokkal ko maîtriser ko donc pour ñun nañu si président dimbali képp koo xam ne war nga ci waroo cee wax ñu woo la ne la article scientifique bi ban nga article nga yore li nga wax lan la bu dee da nga ci am solution nga jox ñu ko parce que tamit jix-jixal xelu askan wi du yoon tey nañu boole doole yi concentré wu lépp ku gën a bëgg sa réew moment bii lañ koy xam mooy c'est-à-dire bu fi feebar bi jógewul kenn du tal élection kenn du tal jàngi kenn du tal len kenn du tal sax même uti ji loo lekk parce que feebar la boo xam ne day rey te bu la jàppee aussi boo demee ci keneen mu lor ko xanaa nag l'islam nee na la bul lor te bul lore nag donc pour ñun daal taxawaay boobu lañ ciy laaj jërëjëf vraiment Abou Diallo kontaan nañ lool si sa teewaay may fàttali que yaay initiateur REVOCAP muy réseau des volontaires communautaires en appui au personnel sanitaire nga ñëw fi indi fi ay kàddu yu am solo wax nu tamit li nga xam ne mooy liggéey bu rafet ba xam ne def ngeen ko si mbas bi duggee sunu réew ba léegi ñu ngi lay gërëm vraiment di la sant bu baax si sa teewaay di leen encouragé tamit si liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def ngir xeex mbas mi si sunu réew nu def léegi lu du dem si beneen studio bi fekk fa sunu naataango di Oumou Kalsoum Sall si Allo Diaspora Oumou Kalsoum ñu ngi lay nuyu di la dalal Ramata maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokk téléspectateur yëpp mbégte la ñuy amaat niñ koy defee saa su ne ànd ak yow ci suñu émission Covid 19 mbas mi. waaw Oumou Kalsoum comme ni ma la koy wax saa su ne feebar baa ngi law rek tey fan nga dem ak loo indi. waaw suñu rubrique Allo Diaspora wéy di xool rek tolluwaayu mbas mi ci yeneen réew yi nga xam ne ni dinañ fa fekk doomu Sénégal yi xam ngeen ni nag suñu compatriotes yi macha allah fépp lañ leen di fekk. ñuy wéy di waxtaan ak ñoom xool tamit tolluwaay mbas mi ci réew yi nga xam ne ni fa lañ nekk tey ñu fas yéene delluwaat ci Royaume-Uni xam ngeen ni nag ñoom it mbas mi sonal na leen lool Royaume boobu weesu nañu 7 millions doomu aadama ñoo xam ne laale nañu ak mbas mi ci Royaume boobu ñu tàmm dem Écosse tey Écosse bokk ci nation yi nga xam ne ni ñoo constitué Royaume boobu ñu fas yéene fekki ki ñuy wax Mohamed Diallo foofee ca Écosse moom mooy suñu gan tey ci rubrique Allo Diaspora Mohamed ñoo ngi lay nuyu am nañu mbégte tey dalal la ci suñu rubrique Allo Diaspora. maa ngi leen di fay di nuyu ñëpp ñuy seetaan c'est un grand plaisir tey nekk seen invité ci Allo Diaspora. jërëjëf ni ma ko waxee royaume bi yëpp mbas bi sonal na leen Écosse tamit muccuñ ci tey jii ñu romb téeméeri junni doomu aadama ñoo xam ne laale nañu ak mbas mi ñi ci faatu romb juróomi junni doomu aadama foofu ci Écosse rek te mu mel ni ci jamono yi tamit def fa fasaat loolu. waaw tout à fait parce que instant bi mën nañu Royaume-Uni bi mooy centre épidémie bi parce que chaque jour on nous parle de plus de 1000 et quelques morts donc c'est pas trop satisfaisant. Royaume-Uni bi yëpp plus particulièrement tam si ma nekk ci Écosse. mu mel ni Écosse sax looloo waral ñoom tamit ñu delluwaat ci confinement bu strict depuis début janvier. Depuis janvier boobu duggee ba léegi ñu ngi ci en confinement total donc fii am nga droit génn bu dee pharmacie nga dem wala supermarché. wala hôpital yi donc yooyu moo tax nga mën a génn quoi à part ça on est en confinement total. ci seen wàllu liggéey tamit ci jamono yi nan ngeen koy doxalee ndax lépp à distance rek lañ koy def. waaw donc liggéey yi nga xam ne mënul ñàkk rek nga nit ñi nekk di liggéey sinon depuis mën naa ne pandémie bu mu commencé ba léegi ñu liggéey bëriwul donc instant bii nii je pense am na liggéey yu bëri yoo xam ne taxaw nañ mu ngi laal bu baax quoi ñu ngi koy yëg. te defe naa Écosse wala sax royaume bi yëpp ñoom li leen gën a sonal mooy variant bu bees bi nga xam ne ni gis nañ ko ci virus bi te mu di rek souche boo xam ne moo gën a gaaw a wallaate ci jamono yi loolu moo leen gën a sonal. waaw am na benn variant bu bees bu ñuy wax boo génn donc variant anglais sax lañ ko tuddee. parce que nee nañ fii la juddoo quoi. donc variant boobu moo gën a gaaw a wàlle d'après lu ñuy wax. moo tax instant bii nii mën nañ ne pays voisins yu nekk pays voisins ak Angleterre yëpp dañoo tëj seen frontière. donc amul dem amul dikk quoi.
te ma fàttali ni Royaume-Uni moom bokk na ci réew yi njëkk commencé li nga xam ne ni moo di campagne vaccination jëm ngir moytandiku feebar bi ba tey ñoo ngi koy wéyal foofu. waaw ñu si vacciné bëri na parce que ñu ngi si plus de 2 millions de vaccination. parce que instant bi gars yi gis nañ ne benn solution mooy am muy ñu accélérer vaccination bi. nee nañ si ak fin semaine incha allah bëgg nañ atteindre 15 millions de vaccination donc ñu ngi déglu xool lu muy joxe. te loolu tamit defe naa nit ñi nangu nañ ko foofu. waaw fii nit ñi amuñu fi problème bu mag parce que gars yi chaque jour cas yi nu muy yokkoo. te ñun ñëpp dañuy wax ne vaccination bi rek moo ñu mën a muccal si feebar bi. donc fii nit ñi amuñu choix bi quoi nit ñi ñu ngi vacciné surtout mag yi. mag yi bëri instant bi ñu ngi vacciné wu quoi. d'accord Mohamed ñu ngi lay gërëm amoon nañu tey ji mbégte fekk la ba foofee ca Écosse. c'est un grand plaisir merci beaucoup maa ngi ziar ñëpp. merci jërëjëf Ramata gis nga tey ñu delluwaatoon ca Écosse fa lañ demoon bokk ci Royaume-Uni ngir xool di tolluwaayu mbas mi depuis début janvier ñu tëj dëkk ba confinement strict moo fa am. daanaka lépp moo arrêté foofu comme bi nga xam ne ni amoon na fa ci mois de mars loolu lañ fa delloowaat loolu nag li ko waral moo di royaume bi day jànkonteeg ci jamono yi comme niñ ko waxee ak variant bu bees boobu nga xam ne ni moom moo wàllaateem moo gën a gaaw fuuf donc mu dem ba nga xam ne ni royaume bi yëpp ñu jël fa mesure yooyu strict yooyu ngir rek moytandiku li nga xam ne ni moo di mbas mi ñu àndoon ak Mohamed Diallo ñoom ñu nekk foofee ci Écosse donc ñu doon wax rek ni ñuy dundee situation boobu ci jamono yi nga xam ne ni daanaka lépp tëj foofu kon nag Ramata tey lii lañ leen andiloon ci seen rubrique Allo Diaspora dinañ jox rendez-vous ëllëg incha allah. jërëjëf mu Kalsoum Sall di gërëm bu baax sa gan bi nga xam ne yaa ngi ko jëlee foofu ba Écosse di nuyuwaale tous les Sénégalais de la diaspora xam nga ne moom saa su ne da leen di bàyyi xel ndax xam ne feebar bi moom du Sénégal rek àdduna gi yëpp la te ni koy dund surtout si bitim réew métti na lool kon ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal yàlla jàppale leen bu baax a baax ñu dalal Fatoumata Savané Sélé Fatoumata na nga def. Ramata maa ngi lay nuyu di la sargal di nuyu également ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñuy seetaan. alors je te souhaite un très bon début de semaine. nu bëggoon rek nga wax nu tey sa Oumou Kalsoum tey dem na ba Écosse tey déjà balaa ñuy gën a dugg si dëkkaan yi nga xam ne visité nga leen tey loolu mën a wax si feebar bi tey si àdduna gi. waaw Ramata feebar bi moom fu mu nekk nii dafa rek jaaxal ñi nga xam ni ñoo nekk si biir àdduna surtout ñi nga xam ni ñooy jëngu ci wàllu santé. ndax nag jamono ji ñuy wax tey dañoo am plus de 594 482 cas. en 24 heures mu mel ni saa yi chaque ñaari fan rek dinañ enregistrer 1 million ou plus ci cas ñu ngi woy di yokk tey jii egg nañu 96 millions parce que passé nañ ko donc yaa ngi koy gis ñu ngi ci 95 millions 938 presque 96 millions 177 cas li nga gis également mooy ni que faj bi am na solo 52 millions 852 mille 933 personnes donc 55,9% mi ngi wàccaat ndax ñu ngi woon ci 55,10% depuis 3 jours kon tey ñu ngi 9% ce qui veut dire que ñu ngi faj mais également feebar bi mi ngi jël de l'ampleur ñi génn àdduna tey egg nañu 2 millions 50 mille 154 personnes 2,14% ci ñi nga xam ne ñoom ñoo laale ak mbas mi. tey ban dëkk nga taxaw tey indi nooy xibaar. waaw tey nag li ñu njëkk wax mooy ne que dafa am ay record de décès comme Portugal comme Royaume-Uni comme ay réew yoo xamante ne dañoo xëy am loo xamante ne rek daf leen jaaxal muy yokkute surtout ci wàllu génn àdduna nit ñi fa nga xam ne mooy Royaume-Uni ñoom 1610 cas la ñu am tey en 24 heures Royaume-Uni. Écosse bi Oumou Kalsoum demoon ci la bokk Nouvelle-Zélande ci la bokk ñeneen réew yoo xamante ne ñeent lañ ci la ñu bokk de sorte que foofu buñ ko tuddee rek li ñu booloo ñoom ñëpp loolu moo indi la nga xamante ne mooy cas yi nga xam ne daf fay bari mais Royaume-Uni leneen lu fa li nga xam ne moo leen jaaxal mooy virus bu bees bi nga xam ne mooy variant bi parce que jàpp nañ ne moo indi accélération wu cas yi parce que dañ ne mbir mi dafa nekk plus de 74% de contamination nu mu gën a gaawee maanaam contagiosité bi ni muy gaawee donc loolu itam doon loo xam ni dafa jéggi dayo ba tax nag waa réew ma ñoom ñi ngi wéy ci li nga xam ni mooy seen ay restrictions maanaam teg loo xamante ne rek ay yàq génn la tere rassemblement yi
tëj li nga xam ne ay magasin la ku demul fenn bañ a génn mais également am na yeneen réew yoo xam ne Ramata am nañu loo xamante ne dañ ko teg comme Allemagne ñoom jamono ji ñuy wax dañu sax génnee ni faaw ñu changer sax masque yi ñuy takk am na benn bu ñu leen wax ni que FFP2 la tudd ou masques chirurgicaux loolu lañ leen wax ba pare ne leen c'est obligatoire dans les transports c'est obligatoire également dans les magasins loolu nag Angela Merkel moo ko wax pour wane ni rek ñëpp ñi ngi taxaw temm pour mbir mi deltu ginnaaw loo xam ne nag gisuñu ko mu am réew yoo xam ne également comme États-Unis moom cas yi dépassé na décès yi 400 000 cas la dépassé te pourtant bi ñuy dépassé 300 000 décès yi ñi ngi woon juste ci mi-décembre bi kon mu mel ni lu gaaw la nit ñi di génn àdduna mu jaaxal ñëpp leneen lu ñuy wax également mooy ni que Portugal maa ngi ko doon wax sànq ñoom 10 millions d'habitants lañu commencé nañu vaccin mais ñoom itam tey dañoo xëy am la nga xam ni ay cas de décès yu bëri la ba tax ñu jàpp ne record la boo xam ni mësuñu am li ni mel ëpp na la nga xam ni rek mooy 1200 décès en 24 heures. am na benn xibaar bu ñu indi tey de. waaw mooy experts yi nga xamante ne ñoom ñoo demoon fële nga xam ni mooy Chine te OMS nag waxoon ne dañoo bëgg ñu dem pour xool lan moo tax feebar bi jóg ak nan la ñu ko gérer depuis le début waa Chine nag dañu def ay 2 fois 3 fois yoo xam ne ay rejet la doon parce que mënuñu woon dem mais bi ñu yegsee également ñoom itam lañ fa jëlee mooy ñoom ñëpp dañoo ne OMS également dañ koy critiquer ndax retard bi nga xam ni am na ko ci recommander masque bi au plan mondial également ci li nga xam ne mooy déclarer état d'urgence au plan mondial également état d'urgence sanitaire maanaam teelu ko wax donc dafa xaar presque 3 semaines bi ñu gisee feebar pour wax ne am na feebar donc ñoom jàpp nañ ni OMS également nekk na faute ci li nga xam ni fa la pandémie bi egg tey mu mel ni kon dinañu egg fa nga xamante ne mooy mbaxane doon benn si biir àdduna pour wax ne rek ku ne li nga waroon a def ndax def nga ko kon nag xam naa ne loolu itam dinañ ci dox ay jéego ba xam ku nekk rek fan lañ koy statuer. d'accord kon nu déglu leen ba xam fu ñu mujj nga ñëw Afrique wax nu tey situation bi naka la fa demee. waaw ñun nag ñu ngi woy cas yi di yokk également tey toll nañu ci 3 292 876 cas tey nag li nga xam ne am nañ ko ci ay sous-traitement cas sous-traitement maanaam mooy ñi ñuy faj nekk si hôpitaux yi am nañ ci 501 190 cas ñeneen ñi nga xamante ne tane nañu toll nañ ci 2 711 837 cas ñeneen ñi nga xam ne également ñoom ñoo génn àdduna ci li nga xam ne mooy mbas mi ci continent bi yépp ñoom ñooy 79 849 décès loolu mooy li nga xam ne rek moom moo am ci jamono ji ci biir continent bi. waaw ci continent bi dafa mel ni tamit am na ay xibaar ci mbirum variant yooyu. waaw naka la fa demee. léegi variant bi li ci gën a ëpp mooy bi nga xamante ne moo nekk Afrique du Sud ñoom tey 9010 cas la ñu am en 24 heures. ñoom seeni cas egg na tey 1 346 936 cas Afrique du Sud ñu fàttali ni moom mooy réew bu njëkk ci li nga xam ne mooy contamination yi même nag bu amulee plus important décès ci continent bi mais variant bi liñ ci gis mooy ni que dafa mel ni rek lu gën a taal la nga xam ne mooy épidémie bi ci law bi nu mu gaawee ba tax nag gis nañ ne en 3 mois nombre d'infection bi dafa passé de 2000 à 20 000 cas loolu itam doon loo xam ne daf leen di jaaxal temps yi la nekkaat moyenne 12 000 cas tey moo tax ñu gis ne 9010 la ñu am mais dafa am lu xew parce que Johannesburg di capitale ba lu ñu gis mooy ni que port du masque bi respecté wuñ ko torop mais hôpitaux yi également ñu ngi submergé tey jii am nañu 5000 malades yoo xam ne ñoo nekk sous oxygène foofu ci Afrique du Sud lu toll nag ci 3500 lits de réanimation la ñu am mais doyul ba tax dañu créer ay tentes pour jël en charge ñenn ñi nga xam ni dañu nekk ci cas yu grave yi voilà feneen fu ma taxaw xëy na Afrique balaa ñuy jàll mooy Maroc ñoom itam 461 390 000 la ñu am tey 473 cas en 24 heures mais tey dañu jël ay interdiction restriction yu bees tey lañ ko jël nee nañu dinañ tëj la nga xam ne mooy territoire national yi ci réew yi nga xam ne dañu am cas variant yu bees yi comme Australie comme Nouvelle-Zélande comme Royaume-Uni dinañu tëj seen buntu ñoom waa Maroc ci dëkk yooyu le te it boole nañ ci Afrique du Sud ak Danemark loolu nag nee nañu mardi bu tay bi lay dëgmal ba nga xam ni rek mooy nouvel ordre maanaam xamaguñu kañ la ñuy tijjiwaat. Maroc seen chiffre yu mujj yi. mi ngi noonu 461 390 cas. d'accord tey lan ngeen di indi si dénkaane. waa ndenkaane bi moom xam naa ne liñ ciy wax rek lenn la tey nag dama kontaan ndax sa invité di Amadou Diallo dafa tënk lépp presque li nga xamante ne rek mooy lu ñu war a def ak lu ñu war a gëm parce que itam Ramata ku nekk rek li nga liggéey maanaam li nga jàng war ngaa mën a tari te xam naa ni patriotes yi bu nekkantee am na ñoo xamante ne
nekkuñu assez patriote pour sol masque pour respecter keneen ki wala pour sauver keneen ki am na ñoo xam ne nag ils sont assez patriotes pour xam ni sécurité ak santé loolu kenn du ko jaay te defe naa ne nit ak loo bañ sa askan doo jël lu leen di gaañ di leen ko indi ndax am nga ci rak am nga ci yaay am nga ci doom am nga ci sœur kon defe naa ne bu vaccin day ñëw également te xamuñu ndax dina wóoram du wóor je pense que ni loolu mën nañ ko nangul ñëpp ba mu des suñu ay médecins te defe naa loolu mu wax loolu la respect à tous nos médecins à tout le personnel de santé du Sénégal parce que duñu def mukk luy gaañ nit maanaam nag nañu xam ne également feebar bi mi ngi fi li ñuy wax duñ ci jóg nañu raxasu nañu moytu li nga xam ne mooy rassemblement nañu takk masque yi bu baax a baax te nag nañu respecté li nga xamante ne moom la ñu médecins yi di wax parce que ñoom ñoo jàngi woon lu nekk ci yaramu nit xam nan lañuy def ba wéral ñu kon Ramata ñooñu bu ñu leen wóoluwulee bu yeboo kon ñu bàyyi suñu bopp. jërëjëf Fatoumata Savané Saleh di gërëm bu baax suñu coordinateur du jour Moussa Mané Oumou Kalsoum Sall suñu réalisateur du jour Baba Dia Mohamed Lamine moo liggéey tey au son Moustapha Ndiaye à la caméra Fat Kiné à la technique Madame Baye di gërëm ñëpp di sargal encore une fois tout le personnel médical tey moom ñoom la ñuy sargal tey duñ dem feneen Fatoumata Savané parce que vraiment taxaw nañ ci feebar bi depuis le début jusqu'à présent te bëri na gudd na sonn nañ kon nag ñu leen di encourager waat di leen booster waat pour ñu gën a góorgóorlu ngir dimbali ñi nga xam ne ñu ngi tëdd foofu si lal hôpitaux yi ak seen biir kër yi feebar bi sonn na leen lool ñu ñaan yàlla fu wéral leen si jàmm ak salaam kon nag ñu leen di ñaan a guddik jàmm